waaw salaamaaleykum maa leen di ziar insécurité dëkk bi moom luñ ci mën a wax bari na bariwul parce que boo déggee insécurité maanaam agression bi gars yi di wax sàcc yeeg yooyu noonu comprendre nga te xam naa ne loolu li si xaw a may jàmm tuuti mooy état bi jóg si te ni mu si jógee leen rek lay doon xool ba xam gars yi agressé yenn saa am ouvrier lañ wala duñu ay ouvrier parce que ouvrier ñu ngi fii di liggéey mais fu ñu nekk ñu jëlee leen fa comprendre nga bu ñu demee ba affaire yi mujjee métti si ñoom amatuñ fi ñu liggéey am na ñoo xam ne dañuy mujj obligé wu dellu ci li ñu ne woon yaa ngi comprendre waaw beneen fànn bi nag bon liñ ci mën a wax mooy état na jël ay matuwaayam bon wut sécurité bu doy si dëkk bi parce que tamit laaj na ko dëkk bi soxla na ko trop parce que mënoo liggéey ba wàcc yor sa benn weccet bu ndaw gars yi ko la nangu ko barki démb rek dañ fi agressé benn waaye dóor ko jaar si tànk nangu extérieur comprendre nga loolu yëpp si insécurité la bokk waaye daal li ñu mën a wax mooy na si état jël matuwaayam bu baax a baax a baax a baax a baax bàyyi xel ouvrier bu baax tamit aussi parce que bi loolu bi mu amee nii bi mu gënee bari nii yàggul de temps yi rek la comprendre nga xam ne doomu dëkk bi ñoo nekk si dëkk bi di liggéey di daan seen doole wut seen i atelier di liggéey comprendre nga léegi bu ñu leen jëlee fenn dañ leen di jox fenn mais doo jëlee nit ki fa mu toog nii di liggéey dafay at nga jëlee ko fa amoo boo ko jox jëlee ko fa rek pour rien nii mu dem yoonam déedéet day taxawaalu ji taxawaal nag boo dee borom kër doo ko def boo xoolee lii moo ko defee mun naa may benn weccet ma yóbbu sama kër ma koy def comprendre nga du caagin ko nag ouvrier ñooy def yooyu noonu mais bon nañ ko xoolaat daal waaw de manière générale la ñuy waxee dañuy généraliser yëpp waaw loolu daal mooy sunu kàddu si loolu lañ si mën a sànni waaw nañ ciy jàppale bu baax a baax a baax. bon problème insécurité bi du dara rek problème de comportement la rek c'est un problème de comportement rek bu ñëpp yaroo rek teg ko ci yoon rek lépp dina jaar yoon mais tey par exemple il faudrait que pour ñu mën a am sécurité wala pour ñu mën a def lu normal il faut que policier taxaw mais war nañu am un comportement bu toll ni bu ñu gisee policier ñàkk gis policier war nañu mën a avoir un comportement décent mais c'est juste ça loolu rek la beneen ba ca des di njëkkante lu ko jaru ko fi jaru ko boo demee ma dem keneen dem rek jàmm am mais tant que policier newul un agent de circulation newul ci tali bi kenn du c'est un problème de comportement. problème de comportement la rek c'est un problème de comportement rek nga gis par exemple Ndiaga Ndiaye buy daw xel nga gis apprenti di fëgg ci car bi loolu mooy dawal muy daw di xel di tëñax rek c'est pas normal c'est un problème de comportement la rek c'est pas compliqué loolu rek la waaw ñun ay mécanicien lañ mais stade lañ ñëwoon gars yi fekk ñu foofu rajaxe suñu bagage yàqal ñu ay millions yu bari ñu daw laxatuwaat fii gars yi fekkaat ñu fi di ñu toroxal dëkk bi moom doxul tey doxul ëllëg Macky Sall moom président bi moom da ngay waaru liggéey bi moom doxul daal ñun jeunes yi daal gisuñu suñu bopp daal bu ñu sañoon nag ñun dinañ xool beneen changement bu dul bii mais ñun liggéeyuñu te ñun ay borom kër lañ ay soxna lañ yor di joxe dépasse kii war ñoo mën a dimbale gaan dimbale ñu te suñu borom rek tax mais ñi ñuy liggéey nii baaxul ndax ñun liggéeyuñu dañuy taxawal rek ba ngoon jot ñu dem ñibbi te ay mën nañ ne loolu bokk na si li waral yokk insécurité ci dëkk bi. waaw jeunes yi ñu am nekk di liggéey ñu nangu seen liggéeyukaay dinañ dem ba benn moment du ñu am pexe ñooy mujj dem di def agression wala ñuy def. mais boo yi li ci agressé bari na am na boo yoo xam ne ci ñun lañ nekkoon fii ay boo yoo xam ne dañoo bàyyoon affaire banditisme ñëw di liggéey mais léegi dañoo delluwaat fañ newoon ndax liggéeyatuñu te ñun ñi nga xam ne ñoo leen yoroon war di leen jox buñ wàccee ñu jox leen dara ñu mën a dem seen koñ bëgge mënatuñ ko mun dépasse sax def ñuy te mais ñun nag Macky Sall daf ñoo war a gëstu ñun ouvrier yi jàppaluñu te suñu borom rek tax xalal ñu aéroport bare defal ñu ko ay gaz ñu liggéey ndax ñun ci dëkk bi lañ bokk ci leen dëkk fi lañ juddoo fi lañ yaroo mais war nañ mën a liggéey fii mais lu tax ñun mënuñoo liggéey fii ay jàmbur ñoo ñëw di liggéey ci suñu suuf ñun mën ni ñun ay baaro lañ ci biir dëkk bi te ñun juddoo fi yaroo fi loolu du yoon ci ay doomu dëkk bi lañ dañ cee war liggéey ku jaar ci ñàkk boo amee da ngaa war a dimbali ñu ñàkk Macky Sall dafa jaar ci ñàkk kon nag war na mën a dimbale ñi ñàkk adduna noonu lay doxe ñun ay Baay Faal lañ soxla ñu alalu jàmm dañuy liggéey te suñu borom rek tax mais war nañ ñoo mën a jàppale ñun ñi nga xam ne dañuy reyante pour ëllëg mais Macky Sall jàppalewul doomu aadama yi day sonal doomu aadama yi loolu baaxul nga jàppale jaam yi loolu mooy yoon merci wasa dëkk bi moom gis na ni franchement moom amul sécurité waaw mosu koo am sax waaw loolu moom daal réew Sénégal bi loolu rek moo si manqué parce que tamit loolu président war na si jël matuwaayam quoi waaw xool dëkk bi seetuwaat ko xam nga raxasaat lépp jéem a xool agresseurs yeeg sàcc yeeg affaire noonu franchement loolu rek moo sonal dëkk bi loolu moo bëri tamit
yow bu la sa xalaat yow lan moo waral ñàkk sécurité boobu ci dëkk bi lu ko waral. lu ko waral mooy ñaax liggéey bu des rek parce que tamit loolu bu dekkoon gars dañ si liggéey taxaw si waaw indi ay éléments yoo xamante ni dañ leen dëkk si dëkk bi placé leen xam nga ñu mën a xool dëkk bu baax seetu ko waaw ba tey jii ni maa gis ni doomu Sénégal fu mu toll nii ñoom am na si dëkk yoo xam ne ay gox yoo xamante ni ñoom ñooy jéem a defal seen bopp sécurité di fay ay gardien kër bu nekk di joxe 1000 francs gis naa ko fi waaw chaque weer kër bu si nekk day joxe 1000 francs ngir lan ngir waaw seen pour aar seen bopp quoi si dëkk bi waaw te loolu yëpp état la en même temps doomu Sénégal ñoom ñoo mujjee di wëlbatiku di def loolu waaw parce que tamit loolu boo gisee ba doomu aadama yi di ko def maanaam kon sécurité amul si dëkk bi waaw jaaxle moo tax gars yi di ko def quoi waaw loolu daal man loolu laa gis daal. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen ñëw bu baax a baax ku ci nekk turam ak santam quoi tamit comme ni ñu ko waxee rek ñu waxtaanee insécurité bi nekk ci dëkk bi quoi xam nga parce que dafa neexul dara jigéen bi suñu yaay la ñu xam nga suñu lépp la ñu quoi yow nag ngay bàyyi jigéen sa biir kër dem jàpp beneen jigéen jàpp dem benn dem gaaj bi jàpp keneen waaye yàqaat na wala nga def ko leneen ak leneen daal xam nga war nañ xoolaat daal ci yarin yi comportement yeeg yarin yeeg yooyu yëpp daal xam nga mais wala boog teg charte bi nga xam ne mooy nga xam ne moo fi nekk ku rey ñu rey la ku def ku sàcc ñu dagg sa loxo gi am na fi daal xam nga am na loo xam ne képp koo xam ne ci dëgg ci yoonu dëgg nga nekk rek doo ko bañ ku sàcc ñu dagg sa loxo ku rey nit ñu rey la loolu doon moo fi sës parce que dëkk bi léegi fi mu toll nii moom da ngay waaru daal xam nga gars yi leen neex la ñuy def xam nga seen yoon rafetul daal gars yi na ngeen dala soit suñu xel bu baax xam ne dañ bàyyi ay yaay ak ay sœur ak ay papa ak lépp ci biir suñu biir kër yi buñ leen torox buñ tot non boo génnee tey ñëw fekk ñu toroxal sa yaay du la neex xam nga loolu dong la yàlla baax na daal yàlla ñu yàlla gën a may leen jub daal ñoom ñoo xam ne ñoo koy def daal dégg nga ok jaay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني تاج العارفين ممد كل أولياء الرحمن أبي العباس أحمد بن محمد السالم التجاني gannaaw bu ñu sante yàlla di julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen balu ak di ñaan ci yàlla yàlla nañu yàlla dolli jàmm fii Sénégal ak lu ko wér yëpp ñu wax rek ci wàllu sécurité bi wax dëgg yàlla jamono ñu toll nii jamono bu doy waar la fu mu toll nii njaboot gi wax dëgg yàlla pour nga sàmm leen sax daanaka da ngay moytu ko yu bëri ba tax na war nañ dellu ci alquranul karim yàlla mu wax ci alquran mu ne ba'da a'uuzu billahi min ashaytani arrajim wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal luzuna bil luzni was sinna bis sinni wal juruha qisaasun yàlla moo ko ci alxuraan nee na képp ku rey nit te nga tey ko nañ la jàpp ñi rey la nee na képp ku dindi benn bëñu nit te yaa ko tey nañ jël sa bëñ ñi dindi ko ku dindi bëtu nit te yaa ko tey ñu jël sa bët ñi dindi ko képp ku jam nit paaka ñu xool paaka fu mu toll ci jam-jam bi ñu jël lu toll noonu ñu fay ki nga xam ne moom lañ jamul kon boo defee bu ñu defoon loolu rek wax dëgg yàlla dëkk bi dina stable maanaam ñëpp dinañ mu nekk si jàmm waaye da ngay rey nit wax dëgg yàlla ñu teel a tëj la fukki at kaso wala juróomi at kaso ñu bàyyi la suba ngay dox boo gisee sax charia di gën di wax ni ci wàllu ku rey nit ñi rey la maanaam xam nga tey koo jël papam nga rey ko bu am ñetti doom léegi yow saa ñu rey la ñu daal nga dem léegi kii nga rey papam nag kooku dara xale yi bu ñu rombee doo am ku leen taxaw loolu moo koy waral rek maanaam boo gisee sare di bañ loolu dañuy bañ nga rey papay nit yow nga ànd ak say doom doon yóbbu xale yi romb ki nga rey seen papa ñoom amuñu waajur kon loolu nañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax waaw loolu laa mu daal lu ma ciy jàllale wax dëgg yàlla yéen wax jaa ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaw bon insécurité bi ne ci dëkk bi man soo reetee ni ma ko gisee mooy ne mu ngi tàmbale ci jeunesse bi nit bu liggéeyul te bugg a tedd bugg a am lu mu teraanga foofu mu def neneen lu dul noonu te ku ci gore ku nekk mën nga koo ñàkk def ndax ngor mu nga fa mu doon nekk ba léegi mais am na ci ñoo xam ne tey bëgg nañoo tedd am lu seen morom yi am te duñu liggéey loolu mënul nekk te benn ñaare ba tëggatu ma en même temps que gouvernement bi aussi war na mën a bàyyi xel ci jeunesse am jeunesse bi li mu ciy bàyyi xel mooy ne
Sénégal fu mu ne nii amul liggéey ñun ñu ngi nii ay góorgóorlu lañu ci mbedd mi lan la ñu lal suñuy bagage suñu fa lalee suñuy bagage ñu ne du fii mais nit ki ne boo koy tere fenn da nga ko wutal fenn mais nag bu fekkee rek ñun les pauvres seront toujours pauvres les prisons seront remplis ñun duñu lekk suuf insécurité gën a yokku parce que xale bu war a xëy am dara yóbbu këram mbaa bu war a lekk amul fu ñu ko amee gis ko góoram ak ay millions da koy day di beneen problème mu ngi mel ni gaynde gu xiif gis lu mu war a lekk da koy attaqué bon ñun jeunesse bi il faut ñu xool ñun foo teg ñu numéro bi mu ne noonu mais ban Sénégal lañ nekk man dama ne salte bi mu nga njëkkee ca mag ña li wolof di wax naan mbay weñ gaa nga baja ca mbañ a xaan ja foofu la ñoom ci seen bopp nañ xoolaat seen bopp wàcc ci biir suuf garab bu gëstoo ba taxaw nañ xool ren yi nga xam ne moo tax doom yi wadd si moom la ñu war a régler avant tout jeunesse bi nañ ko gérer ñun ñu xoolal nu ñuy liggéeyee mais foo teg ñu ne du fii problème am fii problème am fee ñun li ñu def dañu lekk suuf mais ñi nga xam ne nag ñoo xam ne dañoo am ne ñoo xam ne ngor mosul na ci ñoom dañu ko reedi ñi nga xam ne ne ngor moo na ci ñoom mën nañu xëy ba dee mooy waral toujours boo xoolee léegi prison yi ni ñu remplir ni ñu bëree léegi mosu koo mel autant est-ce que boo déggee ne tëj nañ ko balaa ngay dégg ne tëjaat nañ ko ça fait un bail de temps là waaw taux de chômage bi nag mënu na ñàkk parce que bu fekkee yow dama wut sama benn kii bañ a sàcc man fii ma nekk ni tey su ma fi nekkee am na ñaari booy yoo xam ne tey bi ñu ñëwee tey waroon a dem Buujub waroon a dem Géez yi dootuñ ko tal dañu ñëw nekk ak man en ce moment là dinañ am fu ñu jàpp ba loolu duñ ko tal dinañ am lu ñu yóbbu seen kër mais su ma fi nekkee tey ñu koy ravage ma boo yooyu ma waroon a encadré yar leen jàppale leen amul fu ñu jàpp nu ñu def kon nag léegi nañ xoolaat suñu bopp avant tout man loolu laa amoon pour participer ok merci. sécurité bon li koy faral di gën a def rek ñàkk liggéey bi ci la bokk ak ñu nekk ci koñ yi dëkk ak ñi nga xamante ni ñooy def yooyu te duñ leen yoole parce que nit boo dëkkee ak nit te jubul ci yoon li nga war a def mooy nga wan police wala gendarmerie bi nga jigeel xamal ko ni ko ñii dañuy def ay safaan pour ñooñu mun ci taxaw parce que ñun ñoo mën a jàppale gendarmerie ak police mais bu dul loolu tout loolu du jub ci sunu biir mukk ku ci nekk bu dee sa mag la wala muy sarak nga xam ne jubut itam da nga ko war a wane parce que boo xoolee tubaab yi loolu lañ ñu rawee boo dee seetaan ci seen télé wala yu mel noonu bu ñu gisee lu dul noonu dañuy dem police wala ñu woote rapidement ñu ñëw jël si ko waaye comme ñun nag dañu bari teraanga ak xamoon nu ñu koy waxee masla en général li du fiy faral di jóg quoi loolu daal moom xam naa ko ci moom il faut nag ñu jàppale état bi ci loolu quoi waaw moom it mu jox matuwaay police ak gendarmerie yoo xamante ni dinañ man di génn di dugg ci roxo yeeg roxaan yi te bàyyi chauffeur yi rek nag te dugg ci gars yi c'est normal merci